bon maa ngi leen di ziar di leen nuyu bon di nuyuwaat ñëpp di nuyu képp kuy citoyen itam nekk ci dëkk bi waaw bon tey dañu ñëwoon tey pour waxtaan ak yéen encore ci problème bi nga xamante ne ñu ngi koy dund fii ci canal bi ak inondation bi ak ndox bi nga xamante ne nit ñi sonal dëkkandoor yi sonal dëkkuwaay bi vraiment tey jii taw bu am doole moo am fii tey ci Ziguinchor muy le 9 mercredi le 9 septembre 2020 bon situation bi je pense ni que yéen a ngi koy gis waaw dafa nekk li nga xamante ne dañ koy naxarluwaat encore ñu ngi koy naxarlu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax li tax ñu koy naxarlu catastrophe yi nga xamante ne ñun ñu ngi koy subir ñun ñu nekk fii ci canal bi bon tey dama ñëw pour gën a yaatal ak sénégalais yi gën a yaatal ak askan bi gën a yaatal ak ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci dëkk bi waxuma Ziguinchor mais partout ci Sénégal ndax ñun ba ñuy taxaw tey di xeex bi di casse affaire inondation di yuuxu pour askan di yuuxu wàllu ngir askan ngir coono gi askan bi di daj je pense ni que boobu duggaguñu woon ci inondation kon tey sénégalais bi tey war na xippi bëtam bu baax mu xool war na xippi bëtam bu baax mu xool surtout ñun jeunesse bi xool bu baax fi ñuy teg suñu tànk xool ñi ñuy jëflanteel xool ci li ñuy dugg ndax Sénégal fu mu toll nii dafa doy waar suñu gouvernement bi nekkul di liggéey mairie yi nekk ci dëkk bi gox yi yëpp Sénégal partout kenn nekkul di liggéey si ñoom parce que tey mënuma concevoir tey ñu am maire mu nekk ci dëkk bi fii muy monsieur Abdoulaye Baldé nekk ci gox dëkk bi fii di gis conditions yi ñuy dund amul benn satisfaction bu positif bu normal bu mu defal waa gox bi muy waa Bukot Est mu nekk lu ñu métti ndax jaabante nañ fi suba ak ngoon mais askan bi bu ñuy demee ba am yaakaar ci yéen je pense que yaakaar boobu noonu warul leen ko mën a tas tey da ngeen tas yaakaaru askan bi gouvernement Sénégal dafa tas yaakaaru askan bi suñu autorités yi tas yaakaaru askan bi tey di leen gëmloo ay ceeb di leen gëmloo ay lekk di leen gëmloo li nga xamante ne yenuwul benn maanaa tey ñun ñëpp leer nañ ñu ci suñuy suufu bët inondation bi gis nañ nu muy manifesté woo ci suñu kaw ñaata yoon lañ ko kaas canal bi ñaata doomu aadama ñoo fi ñàkk seeni bakkan bëri na moom kenn mënu koo compter ñaata nit ñoo daanu fii ci canal bi ñàkk fi seeni bakkan kenn mënu la ko xaymal at bu yàlla sàkk ñiy dund les mêmes problèmes looloo waral suñu yuuxu looloo waral suñu joytu monsieur le maire son excellence monsieur le président de la république du Sénégal Macky Sall il est temps ngeen jóg ci lii sénégalais bi ak sénégalais yi amuñu problème lekk nañuy waxante dëgg ñun amuñu problème lekk kon du ñu nangu kuy ñëw di nax ci suñu di ñu nax ci ay biir yi fees wala du n'importe quoi parce que ñun mënatuñu comprendre en fait mënatuñu comprendre pourquoi pas projet d'assainissement yi ñuy dëgg mënul wàcc su fii ci suñu gox bi lu tax la Casamance dañ ko yàgg abandonné dañu yàgg sacrifier Casamance ñun considéré wuñu ni dañ bokk ci Sénégal il faut qu'on se dise la vérité kenn considéré wul Casamance yi ñun dañoo abandonné fàtte ñu et pourtant président bi tey 750 milliards avant ñu dugg ci inondation bi 750 milliards problème mu canal bi li koy defar eggul 750 milliards mais ñu seetaan ñuy dund catastrophe bi chaque année xaalis boobu noonu yëpp fu mu dugg pompe yi nga xamante ne moom la ñuy wax pour en cas inondation ndox bu duggee ci yenn kër yi pompe yi soi-disant gouvernement lay wax Macky Sall soi-disant président loolu lay wax dina am tey mënuñu concevoir tey ay pompe ni maye nañu ay pompe ñun gisuñu ko ñaata at du dara lu ñu gis amul benn pompe bu fi mairie bi indi mairie bu taxaw nag Sénégal ñoom ñëpp laay wax mairie yëpp laay wax mairie bu ci taxaw Sénégal dem gëmloo gouvernement bi yaa ngi liggéey c'est du n'importe quoi amut liggéeyuñu suñu mairie yi liggéeyuñu il faut qu'on se dise la vérité liggéeyuñu parce que bu ñu liggéeyoon
tey du ñu toog di wax ay waxu problème mu canal bi canalisation bi manque de compétence kii bi la gouvernement bi ñu ci génnee ñoom seen part de responsabilité kon ñoom seen toogaay ci dëkk bi ban njëriñ la am nañu waxante dëgg ban njëriñ la am xoolal salte bi xoolal lii li ñuy dund xoolal lii ça fait très mal xaalis bi ñuy dégg li ñuy dégg ci Sénégal yëpp agul fii du kenn ku ko gis fii Ziguinchor ñun dañu sacrifier jeunesse bi sacrifier système éducatif bi xale yi bi ñuy passé examen dañ doon xuus ci ndox di dem passé seen examen mais loolu yëpp pour lan Sénégal nit ñi di dee miir yi di daanu di s'effondrer wu ci ay gone kër jàmbur yi di daanu ñaata yoon ñu bëgg a toog di seetaan loolu ñun mënuñu ko on en a marre il est temps man sama jeunesse laay woo na gars yi génn fippu farata la dañoo am droit ci dëkk bi am devoir ci dëkk bi di œuvrer ci dëkk bi na ko ñëpp xam xaalis bi ñuy dégg du lenn li nga xamante ne tey dugal nañ ko ci askan bi jël nañu yëpp lekk sunu alal la ñun ñoo ko moom sénégalais yi nañu xippi seen bët xaalis bi gouvernement bi jël di ko pasare tas ci dëkk bi fu ne suñu alal la ñun ñoo ko moom ndax suñu kilifa yi dañuy fay seen impôt di fay ay taxes seen xaalis di dem ci gouvernement bi mu war a ñëw dellu si en retour ñëw ci askan bi ngeen jël ko di ko lekk yéen ñëpp laay waxal Sénégal partout à toutes les autorités message bi ñoom laa koy lancé muy Bonoa Sambo Atepa Goudiaby ñu dëkk fii Ziguinchor Alphonse Boyer Doudou Ka ñoom ñëpp benn lañu amul benn mbir bu positif bu ñu def lu dul politique élection locale yi la ñuy xaar pour ñu mën a réagir ci ko askan bi ñun suñu xel du ñu nangu kenn toog ci ñaata at sama mbokk loolu ngay defal kooku ngay defal quoi Sénégal loolu moo fi nekk ñoom ñëpp seen i mbokk koo dem ci këram tey doo fekk lii ci këram seen doom yi ñu ngi ci ay château ñu ngi tëdd ci lal yu baax ñu ngi lekk bu baax mais ñun ñuy dee ci inondation bi pour lan ñaata at ñu ngi koy kaas sénégalais yi nañu yeewu ba ñuy xeex lii ba duggaguñu ci nawet ba fu ñu toll nii tey ñu ngi subir conséquences yi ñu ngi subir les mêmes problèmes dafa jot sénégalais yi dafa jot it's time to change dafa jot système bi mën a changer dafa jot Sénégal pour lan balaa inondation 750 milliards gisuñu dara du pompe du dara du oto mbalit sax bu fiy doxantoo ñëw di jël ordures yi mais ñii bu ñu amul fu ñuy def suñu ordures yi ci mbedd bi lañ koy dem sànni dañ koy dem këpp ci mbedd bi tey dañ tayle suñu bakkan pour suñu askana fu mu yem nag neex nag dañuy jël parce que dañu engagé wu pour fayital suñu askan dañoo sonn yonoon c'est du dara amul benn dépôt d'ordures bu fi am mairie bi moo wax leen ko mairie bi li tax muy daw fii léegi parce que dëgg la fii fekk moo tax bu ñu ñëwee fii dëgg lañ fiy gis du ñu am lu leen neex parce que dañuy bëgg nit ñi di topp seen ginnaaw di leen neexal ñun du ñu neexal kenn mukk ci àdduna duñ ko def surtout li nga xamante ne ñun ñoo ko bokk yonoon c'est duñ ko def mukk bi ñu demee ba xam ni que dëgg la ñuy dund fii dañuy daw léegi dañuy dem ci quartier yi nga xamante ne dañuy dem nax société bi nax ñi fa nekk jox leen ay xaalis wala mu am lu ñu mel ak ñoom pour tëj seen i gémmiñ ñun kenn mënul tëj suñu gémmiñ ci xaalis wala ci lekk nañu ba règle du ceeb moo ñuy noppiloo di gëmloo suñu yaay ak suñu papa yi ay saaku ceeb yu dul jeex di leen nax à chaque fois pour lan ñun mënuñu seetaan loolu yéen seen mënuñu ko seetaan lii dafa métti ça fait très mal au fond du cœur ça fait très mal dafa métti monsieur le maire Abdoulaye Baldé yéen ñëpp laay waxal lu tax du ngeen ñëw fii lu tax du ngeen dellu si ci canal bi xam ngeen ko parce que dëgg nee naa leen dëgg ngeen fii fekk fii ci canal bi moo tax duñ fi doxantu na ko ñëpp xam te ci gox yi ñuy dem tam ñuñ fay fekk nañu ànd ak seeni sago ànd ak seeni xel jeunesse bi yëpp laay wax amul Belfort amul Santhiaba amul Lindiane amul bépp gox bi nekk fii ci Ziguinchor damay lancer appel xippi leen seen bët yi ngeen xool bu leen nangu benn maire wala benn autorité ñëw fekk si leen ci seen gox ak situation yi xew ni di leen nax bu ko kenn nangu ci yéen dañuy politique dañ leen di nax parce que bu doon dëgg la tey maire bi bu doon day woote ni que Ziguinchor wala Casamance la citoyen sénégalais la tey problème yi war nañ ci jël ay précautions war nañ ci am taxawaay bu màcc waruñu toog di négliger lii di ko seetaan ñu naan non gouvernement bi la non loolu ay wax la quoi ñun mënuñu gëm loolu gouvernement bi moo la fi teg
boo demee ba ngay rallier wu tey je pense que pour dara la kon loolu ban njëriñ lay am bu ñu waxatee ay waxu compétence nañu waxante dëgg te yàlla tax da ngeen ñu abandonné quoi lii abandon la mais fu ñu koy mën a yuuxu dinañ ko yuuxu nee naa leen boo leen sonnul ñun sonnuñu boo leen taayewuñu boo leen nekkee ci jàmm di nelaw di lekk ka naan ñun ñu nekk ci problème bi du ngeen am jàmm du ngeen mës a am jàmm wax bi dañ koy wax message bi ñun ñëpp laay transmettre message bi on en a marre dañoo sonn askan bi dañoo sonn mbalit baa ngi nii waaye yaa ngi gis xoolal salte bi ah xoolal lii est-ce que ça c'est normal ah canal bi di s'effondrer wu de fur et à mesure est-ce que ça c'est normal ah suñu buntu kër yi la mbalit bi yëpp di dem taxaw jéem nañu ba sonn lu ñu mën def nañ ko ba sonn mais dara rien n'a changé Sénégal tout va mal Sénégal dafa métti bu kenn nangu benn aide buy jógee ci président bi wala di jógee ci mairie yi di dugg ci seen kër wala loolu yëpp ay xeetu dóor la ay naxaate la suñu autorités yi dañuy naxaate ku ci taxaw ne la dinaa def nangam ak nangam jàppal ne ay blabla la man maa ko wax man ay blabla la du dëgg kenn ci ñoom du ci wax dëgg politique kese la ñuy def ak polémique di jéem a nax man askan bi di tromper seen mentalité pour lan du respect amu leen respect ci Sénégalu Mam Bamba Sénégalu Limamou Laye Sénégalu Cheikh Anta Sénégalu bu Mam Mukunta ah Sénégalu bu non def ngeen da ngeen ko soppi yi noom seen image am yàq ngeen ko Sénégal image bi mu amoon da ngeen ko yàq respecté wu leen suñu kilifa yi parce que bu cër amoon ci ñoom tey du demee nii war ngeen am yërmande ci xale yi war ngeen am yërmande ci système éducatif bi école yaa ngi ni fees dell ki ndox kenn mënul nekk ci jàmm ah bu ñu jógee ci lii yooyu guddi yi dañuy sonal moustique yi dañuy matt sonal ñu paludisme bi ah ak Covid bi ñuy naan Covid soi-disant feebar di jël ko di ko business you know what I'm saying loolu yëpp ay xeetu dóor la Sénégal na ngeen yeewu man maa ko wax na ngeen yeewu du yoon it's time dafa jot du yoon dafa jot coupé ko mu jëlaat benn